amal nañ jàmm bon boo mënee waxtaan ak ñoom problème bu amee. te nga yëg ko. bu fekkee ni mën nga def dara nga def ko ci. loolu moom gën a important. c'est vrai que bu doon sama sago dinaa gën a nekk Sénégalais yi dinaa gën a nekk fi ñuy nekk. mais du ma ko mën tudd pas parce que maa leen ëpp soxla. mais ci fi ma nekk man waxtu yu bokk ak waxtu nit ñi nga xam ne dañuy liggéey heure normal quoi. mais ma soxla kenn parce que ñëpp ngi seen soxla ñëpp am seen soxla. mais am na moment yoo xam ni dinañ def dara guddi ñi nga xam ne wàcc na liggéey nañ ba wàcc ñëw man heure boobu dafa fekk maa ngi ci liggéey. fekk na ñoom liggéey nañ ba pare. mais ñoom ba ñuy heure bu ñuy liggéey man boobu temps liggéeyuma. donc ma leen soxla ba ni muy demee la rek quoi. mais li may xalaat mooy je pense que ñun ñëpp ay Sénégalais lañu. et puis suma sénégalité comme ni nga ko waxee bon du fii rek mais dëkk ba nii quoi. parce que je crois que bañ fàtte li nga bàyyi sa gannaaw. nekk Sénégalais la. xalaat say waajur nekk Sénégalais la. voilà donc je pense que sur ce plan-là j'ai pas plus de mérite que nous. donc mbokk auditeurs yi déglu seen fréquence su rajo 92.5 foofu ci Dakar 95.7 ci chaîne nationale en 5.3 ak rajo Sénégal international gis ngeen ci biir Marseille comme ni ma ko waxee woon ci bi ñuy tàmbali am na rajo boo xam dafa ma impressionné carrément parce que am na ay sénégalais yoo xam ni ñu ngi ciy surfer di ci waxtaan ci dimension yu sori yoo xam ni vraiment boo koy déglu da nga yaakaar ni yaa ngi au Sénégal. donc dinaa ci jël kenn ci taskatu xibaar yi parce que ñoom ñu ngi fi ak ñun ñu expliquer ñu rek ci lu gën a gaaw ci ay 2 minutes 5 minutes ban idée moo leen poussé ba ñu mën a créer bi support boo xam ni dafay créer la proximité entre Sénégalais yi fi nekk ak ñi nga xam ni ñu ngi ci yeneen milieu donc ci wàllu rajo bi rek ban effet lay joué ci au sein de la communauté. waaw ben comme nu ko les prédécesseurs waxee donc Consul beeg Pape ak Moïse donc quelque part ñun ñëpp dañuy concurrencer quand même consul général bi. parce que ñun ñëpp on est des ambassadeurs du Sénégal. voilà ñun ñëpp ay consul lañu. parce que on essaie daal ñun ñëpp wane benn bonne image des Sénégalais de l'extérieur. et puis Sénégalais yi aussi c'est bien ñun ñu nekk fii bitim réew. quand même mel ni ñu ngi nekk dëkk ba parce que comme tey ni nga toogee fii dégg ñuy door ay mbalax ak di waxtaan ci li xew dëkk ba nit ñi di woote di naan man tegal ma Youssou Ndour man tegal ma Mati Thiam Dogo ak affaire dee noonu laa dafa bokk rek ci loo xam ne day daal vraiment maintenir communauté bi. rajo la aussi boo xam ne sénégalais boo xam ne am nga message bu bëgg a wax consul général bi fi nekk nga jaar ci rajo bi de man day consul ñun bëggoon nañu mu def nii ñu def nii waaw consul aussi on lui donne l'occasion tout à fait consul aussi on lui donne l'occasion mu ñëw ci rajo bi wax ak les Sénégalais donc c'est un organe d'information waaw dañuy distraire nit ñi ñuy fecc ak yu demee mais teewul information yi aussi dafiy jàll donc on trouve important aussi ñu nekk bitim réew am quand même benn satellite benn lien boo xam ne daf ñuy permettre ñi nekk Sénégal ñi nekk fii consul beeg ñëw président bi ay yooyu yëpp ñu koy wax fii daal mu mel na daal ñu ngi dëkk ba daal di lire Soleil ak di lire ay Top ak Pop ak yi fa nekk quoi. donc yooyu yëpp ñun tam suñu jegee des fois xool internet li xew dëkk ba ñu ñëw ci rajo bi tasaare ko ne Sénégal day football Sénégal def na nii def na nekk ñu tey donc daal c'est une rajo boo xam ne ñu mel na daal DJ Prince moo fi nekk quoi. voilà. donc Moussa dañuy dellu si waat ci yow nga wax ñu activités yi principales sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii parce que Italie en général def nañ fa lu toll ci 4 émissions en direct mais xam nañu réellement que am na lu ñuy wooyee ay opéra yi mooy ñoo xam ni ci ay fabrique la ñuy nekk di liggéey am na tamit ñoo xam ni dañuy def commerce di yëngu mais retrouvé nañu tamit en Italie ay sénégalais yoo xam ni intégré nañ leen les Italiens ñu bokk sax un sénégalais adjoint maire donc retrouvé nañ ko foofu seen syndicat yi ku ci mel ni ci jéeli bu fekkee ñu ngi may dégg ñu pardonné ma ni may prononcé syndicat boobu am nay sénégalais yoo xam ni tamit implé nañ dugal nañ leen ci biir carrément mais fii tamit Marseille seen activité principale lan ci lan la ñu gën di yëngu.
waaw xam nga Marseille dafa di dëkk boo xam ne dëkk port la. dëkk port moom da ngay ñëw fekk fa nationalité yu bari ñun dañoo ñëw fii Marseille ñenn ñi nag ñi fi jëkk ñëw mooy daanaka sunu maam yi defoon guerre bi libéré Provence ñooñu ñu ci bari delluwuñu Sénégal daal di toog ñoo commencé immigration bi navigateurs yi tegu ci navigateurs yi daanaka sunu mbokk soninke yi ñu ne leen Saraxule yi ak sunu mbokk manjaak yi ñoom ñoo féetaloon liggéey boobu ñoo doon commencé doon ñëw ci boor yi ba dis boor yi daal di fiy toog biñ fi toogee indi seen njaboot yi ñoom ñooy premier immigré yi ci noonu lañ doon demee ba immigration bi ci année 60 yi ak 70 yi ba 1980 nag ci la explosion bi am waaye daanaka man 1976 laa ñëw fii Marseille ba ñëwee fi 1976 li nga waxoon sànq rek ay étudiants laa fi fekk ay travailleurs ay navigateurs ak i commerçants loolu am ci dëkk bi ñun ñu yàgg ci nag di jéem a dund fii ci réew mi comme ni ñu koy dundee Sénégal waaye nag comme ni ñu ko waxee rek li possible loolu il y a 20 ans n'est plus possible aujourd'hui ndaxte tubaab yi yàlla def na ne ñoom it am nañu ay problème économique te tel toog seen frontières yi xaw nañ koo tëj daal yëf yi xaw naa gën a jafe daal. mais fii ay jaaykat ñoo fi nekk des gens yoo xam ne dañu leen embauché ci ay sociétés. waaw ñii ku ñu ci bari ñu ngi liggéey ci fabrique yi ci usines yi ci sociétés yi am na ñoo xam ne seen commerce bopp lañu yor am na ñoo xam ne ñu ngi dans l'administration dans tous les secteurs de l'économie ñëpp ngi ci dans l'industrie donc bon Sénégalais yi fii en général daal ñun il y a une très bonne intégration il y a une très bonne intégration des Sénégalais ici à Marseille dans tous les secteurs dans tous les domaines seulement nag dëkk boo dem rek bon en général moodu yi dañ fay indi yeneen activités yoo xam ne xamuñu ko woon ci réew mi ndaxte ci année 80 yi la ñu commencé di sos ay daayira sos fi daayira Touba Marseille man di Xaadim Soxna mi ngi toog ci membre fondateur la mi ngi toog membre fondateur la bokk daayira Tijaan yi Alaaji Bolle si la mi ngi fi xam nga yooyu diine gi amu ci woon noonu importance waaye léegi nag ñoo ngi fi Xaadim Soxna mi ni naa la ko passe moom koy dina ci mën a jox ay tey jërëjëf Moussa sëñ Khadim gis nga dugg nañu léegi ci wàllu daayira yi te Moussa mi ngi wax ci gémmiñam ni yow bokk nga ci ñi sosoon loolu lan moo taxoon ngeen sos fi ak daayira di gisee ndaje mu gën a gaaw ñu bëgg nga dugal ñun ci loolu. bon bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu commencé ci bismillahi rahmaani rahim te ñaan yàlla ak yonent bi ci Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul te jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin xam ngeen ne ñun day sénégalais la majeure partie bu ñuy xool ay tukkikat lañ te kat sénégalais bu nekk buy tukki yàlla dimbale na ko ak yonent bi lu muy def lépp du bàyyi diineem ginnaaw dana yóbbaale diine ji waaye nag bis bu agsee nag ci nga xam ne réew mi nga xam ne moo koy teral si dafay fekk jumtukaay yi nga xam ne moo koy yaatal pour mu mën a def diineem daf fiy xaw a lott lool ba yàlla dogal nag ak yonent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul ñu am kilifa yoo xam ne danoo mat kilifa muy Sëriñ Mourtala Mbacke Xaadim Rasuul mi nga xam ne dafay jiyaar depuis bi nga xam ne mi ngi nekk tout tànk ci samay nopp dafa commencé di jiyaar boobu mi ngi commencé ci vers la Gambie jëm dans tous les territoires africains ba jàll dans les territoires africains et américains te loolu lépp def ko lu dul yaatal l'islam ngir jiyaar ngir l'islam ngir képp koo xam ne ba ci tubaab yi ñi ngi nekk ci réew yi nga xam ne dafa sori ci gox yi diine yi mu suuxat fa diine def ko fa ndax loolee ñun ñi dafa am loo xam ne dañ ko cee gis maanaam li mu jëmbatoon ñun ñi tey jii dañ cee teg suñu bët mu leer naññ. léegi lan moo taxoon ngeen créé daayira yi dañ ko créé woon pour maanaam nit ñi di dimbalante ci biir loolu dafa am loo xam ne damay waxal ngir yàlla ak yonent bi du jëmmi li kii taxaw moom moo tax Papa Diouf mi tey ndax dégg naa tuuti bi muy wax affaire dimbalante yi ak nekk ci ak nécessité bi nga xam ne moom la doomu aadama bi am
pour bu mbokkam bëtam xonqee mu mën a taxaw may ko doole dimbale ko ndax am na jamono yoo xam ne moom mi fàtte na ko jamono yoo xam ne nous on était victime de l'incendie à Orange, un racisme qu'on a eu, on a été brûlé dans un hôtel, nous on est sauté au 3e étage. Booba il n'y avait pas le consul, il y avait un consul honoraire moom mooy tubaab bi fi nekkoon booba moom mi Diouf il s'est reconstruit comme un consul jóge na fi ñëw Orange fekk si ñu fa ànd ak ci ñun lu neex ak lu naqari yàlla dogal ne borom koroog jamono jooju bi fi accident bi amee am na ñaari sénégalais yoo xam ne yàlla moom la seen bakkan ci bis boobu koroog moom mii moo ñu fekk hôpital taxawuñu dimbale ñu ci politiciens yi nga xamoon ne nekkoon na foofu alerté leen alerté consulat du Sénégal ba fexe ñu yombal nu ñu mën a yóbboo corps yooyu ba pare ñu def pétition au niveau de la mairie d'Avignon pour ñoom ñëpp ànd pour écarter le racisme parce que ñoom dañoo dem ba xam ne problème bii c'était un problème raciste ba toute la nation française ont déploré ça kon loolee commencé woon nañ ko bu yàgg te yàlla dimbale nañu. mais est-ce que ci biir seen i charte ci daayira bi. waaw am na par exemple ci dimbalante nit ku fi wàññeeku wala tamit ku daal ci lu ngeen koy dimbalee. waaw loolee ci lañ jëm kon doyen yooyu nga xam ne dañ leen a fekkoon ci réew mi ñu tette ni ci mbir yooyu loolu moom moo ñu jox ndax à l'époque on était en situation irrégulière amuñu woon ay këyit yàlla dimbale nu garab goo suuxat mu màgg bi ñu xamee ne màgg nañ ñi nga xam ne aussi ñëw nañ ñun ba xam am nañu toog boo xam ne toog nañu ko yàlla dimbale ñu nit ñu jublu ci war a dimbale ñi nga xam ne ñeneen ñi war a ñëw loolu moo waral daayira yi nga xam ne ñu def ko fii am nañu man maay président des affaires sociales en même temps de la fédération des 37 villes de France. Cette fédération constitue 37 villes te ñu ngi koy def exprès pour am fii ndax Serigne Mourtala Mbacké daf ñu fee digal kërub diine boo xam ne dañ ko war a def fii pour xale yi tout tànk yi di mën a kii nekk ci l'islam di jàng l'islam di xam ponk l'islam ba ëllëg si biir problème yi nga xam ne ñu ngi koy am ci France moom mooy tout ce qu'on appelle ay banditisme ak yooyu yëpp ñun suñu njaboot du ci tàbbi te loolu dama cee am firnde yu leer kër gi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké mi ngi ko jënd Paris fële ca Taverny kër googa bërki démb danoo woote ne xale yi de comme école vacances yi nga xam ne dañ ko daan am di dem ay colonie de vacances te waxtu wu ñu la wanee ginnaaw tubaab yi dañoo yombal lépp parce que affaire système social bii nga xam ne dañ ko andi mooy ay allocation familiale liñ la ciy jox daanaka lan ciy jariñoo lim ci ñàkk moo ëpp maanaam xale yi dañ leen di yóbbu ci loolu ñuy tuddee colonie de vacances yàgg ngeen dégg problème yii ñuy wax ak ay pédophilie tout ça nga xam ne xale yi buñ la wanee ginnaaw waxtu wuñ la jotee waxtu wuñ la wanee ginnaaw ci ngay noppee xam ci li ñu nekk ba krok ñuy dellu si loolu nag sang yu mel noonu bu ñu demee ba nga xam ne wit nañ fi kër yoo xam ne këru diine la kooku dañoo mujj ñu sensibiliser ñu ñuy andi suñu doom yooyu di leen yóbbu foofu ñuy def colonie de vacances man personnellement j'avais refusé l'aide des allocations familiales pour yóbbu samay doom pour ñuy def ay colonie de vacances. mais seen daayira bi nan lay doxee seen daayira bi. daayira bi mi ngi doxee c'est-à-dire dafa am daayira Touba Marseille am la fédération bu fekkee ne daayira Touba Marseille mën naa la ci tontu ndax man maay secrétaire général daayira Touba Marseille daayira bi ni muy doxee moom mooy c'est une association de la loi 1901 déjà parce que il faut mu tegu ci norme association yi. La loi 1901 déjà loolu dañu koo def mbootaay boo xam ne dañu koo def ba di fi jàng alxuraan ndax maanaam andi fi diine bala nga ko fee mën a andi fi mbir mu demee ni ab daayira nit ñi di fa tase samedi la ñuy tase chaque samedi la ñuy tase ci la rue du musée dañ fa am local boo xam fa la ñuy tase di fa jàng alxuraan di fa jàng xasaayid
di fekkante waxtu wu ñu gisul kenn koo xam ne ci mbooloo mi gën nañ koo gis ñu sol suñuy dàll dem seeti ko waxtu woo xamee ne am na ci nit koo xam ne dafa am lu ko gàllankoor wala yàlla def la ko soob nga xam ne newatu fi bu boobaa ñun ñëpp dañuy tase du mat 38 heures ñu tase waxtaan seetu nu ñuy def ba mën koo yóbbu Sénégal te kat dafa am loo xam ne dama cee kontaan lool ndax li may kontaan mooy Alaaji Bolle ngi nii Serigne Maxi Cissé mi ngi nii danoo booleen ñun am na côté boo xam ne y a une fluidité maanaam l'islam la ñuy gën a considérer que tarixa ndax kat tarixa ci boppam xam nga mooy lan mooy ki nga xam ne moom moo la woon l'islam nañ koy pratiquer kon li am solo moom mooy ce qui m'a plu actuellement ci ndaje mii mooy c'est une réconciliation pourtant amul woon sax ñàkk ñu woon réconcilier wu mais c'est un plus que Moussa Kouaté a apporté. Donc Alaaji Cissé. Alaaji Bolle Sylla donc ñu dem ci biir ci kàttanu ki nga xam ne ni moom moo di consul bi parce que fii lañ koy defee ci ay locaux donc loolu lu jara tamit fàttali askan wi nga xam ne ñu ngi déglu de partout dans le monde léegi Alaaji Sylla nga ni waaw donc ñu ngi doon والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم. man Maxal Cissé maa ngi Mbadiène fii ci Marseille man maay trésorier daayira Lasfiyahi Tijaan bi nekk fii ci Marseille. ni ko Xaadim Soxna waxee daayira yi dañ fi nekkal di feddali diine. ci kaw diine googu nag tarixa yi dañ ñëw pour yombalal ñu diine ñun nag ni ñu organiser c'est très simple dañu am bureau boo xam ne dafa am président secrétaire général vice-président ak trésorier di dox comme association am compte bancaire di ko doxale comme association yi gannaaw loolu waxtaanu diine kese la ñuy wax muy charia ak sunna dafa am nag koo xam ne dafa manqué ci mbooloo mi ci wàllu daayira bi muy Ahmed Ndiéguène daf fi nekkul nag dafa am gàllankoor ma nga Sénégal bu ñuy dégg ñu ngi koy nuyu bu ñu seen waa kër yëpp Ahmed Ndiéguène moomu nag moo fi nekk nag di dundal diine moo ñu waxtaanal di yee xale yi di jàngal alxuraan parce que fii lan moo fi am école dañ lay jàngal dañ lay instruire di diine dox alxuraan mën nga xool fi taxaw te itam dafa am beneen instance boo xam ni dafa dépassé cadre tarixa tijaan ak cadre tarixa murid dañ fi am benn fii ci Marseille rek yàlla ñu ko defal alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi koy sant du rek loo xam ni lu ñu mérité nit ki fu mu lu ma am rek bu mu foog ne moo ko mérité Ahmed Ndiéguène moom may wax une fois par mois daf koy regrouper tous les musulmans kon daal ñuy boolee ñu jël benn thème mu waxtaan nañu firil ñu ko ba mu leer naññ ku am lu la ci jaaxaloon mu taxaw di la ko question ba am boo posé mu leeral la ko booba mu jógee kenn ku ci nekk fi ñu toll nii am na culture de base bu mën a jaamu borom alhamdulilah rabbil alamin du ma guddi ci waxtaan wi nag ndaxte sama kilifa dafay toog daf ma jox cër rek pour ma wax waaw waruma wax muy alxaaji Bambe Sylla mooy président daayira Tijaan ci Marseille xëy na sax am na beneen cadre boo dugaloon doon jox ci Moussa ci activités yi Sénégalais yi nekk fii xëy na naa ci intervenir mais damay bàyyi Alaaji Bale moo ko pare ci wàllu tarixa ak nan ngay duggee ci biir émission bi mais xam naa dañuy dellu si waat ci Pape Pape xëy na rek di nga ñu fàttali tuuti bi ngay doog a ñëw Marseille Sénégalais yi nga fi njëkkoon di tase yëngu-yëngu yi nga xam ne doon nañ ko def ba ñuy yegg si fii le temps que nag ñuy tàggoog yow parce que xam nañ ni yaa ngi nekk ci soxla. Je pense que comme ni ko Moïse waxee sànq
Marseille bu njëkk ak Marseille bu léegi wute na parce que Marseille bu njëkk ñun ñu fi ñëw boobu temps daaw ñu ñëwee avion sax bateau lañ daan ñëwee en général samedi lañ daan egg si fii boo egg si wan samedi bi dimanche ngay toog di nga am toujours foo dem altine bi mën nga dugg luñ daan woy à l'époque bu fekkee ni ñëwoo foon pour jaay di nga mën dugg ci FPA pour def formation boo xam ni temps bi ngay def sa formation dinañ la héberger dinañ la nourrir et puis dinañ la fay donc pour ñun ñu daan ñëw bu njëkk defe naa gënoon na yomb fuuf que ñi ñëw tey parce que di nga ko def nit ñi peut-être bu ñu xawee sévère tuuti dañ la xas te war ñu woon xas parce que àddina moo mel noonu ki nga xam ni dem na peut-être ba jëli fu jàmbur te waru koon jël wala dem ba jaay loo xam dañ koy interdire pour am xaalis moom moo xam ni mu bàyyi gannaaw nit quoi donc def na waxuma ni war na ko def mais mën nañ ko comprendre donc je pense que France bu njëkk ak bu léegi dafa wute mais yow mi nga xam ne ni yaa ngi ci le milieu des tubaab à 100% nan la ñuy gisee la communauté sénégalaise fii à moi je pense que Sénégalais yi fii y a pas de problème parce que de milieu bi ma nekk tubaab yëpp en général xam nañu Sénégal ñoom ñëpp dañu bëgg Sénégal koo ci gis à commencer par entraîneur Marseille ñun Sénégalais lañ koy wooyee sax parce que waxtaanam ñaari waxtaan yu mu wax Sénégal kuy wax lekk ceeb lay wax kuy wax jën coof lay wax donc ñun ñëpp ñu connaissent le Sénégal quoi xam nañ Sénégal xam boo xam ni am nañ ci Sénégalais yi je pense benn idée bu positive quoi vraiment c'est très positif non ci ni ma leen di déggee ñuy wax Sénégal daal waxuñu ci lu ñaaw quoi et puis c'est vrai que Sénégalais yi dans l'ensemble je pense que seen comportement c'est un bon comportement donc Moussa li nga bëgg laaj dama man Moussa Kouyaté dama bëggoon ñu waxtaan ci Pape tuuti ci mbirum football bi ndaxte xam nga man souvent Sénégalais yi dañ may interpellé bi nga jëlee nu mu tëddi manager Olympique de Marseille ñoom ñëpp dañ ne waaw lan moo ko motivé mu bàyyi il avait son métier mu bàyyi ko daal di ñëw ci jël Olympique de Marseille ma bëggoon xam yow côté bi nga newoon ak léegi ndax ni ngay sentir football bi pression bi ngay am léegi ak pression bi nga doon am jamono yi nga xam ne yaa nga nekk agent de joueur ndax benn la. deuxième question bi ku ne xam na la ndaxte Sénégal yaa ñu fa doon indil les stars du football match de gala yi fa doon am dans les années 80 vraiment on se régalait au Sénégal ak les matchs de gala te xam ngeen OM Sénégal même xale yu ndaw yi ko jox ñu naan Olympique de Marseille ah man de dëgg-dëgg li ma doon souhaité moom mooy nga jéem ñu dimbali Olympique de Marseille daal di ñëw Sénégal def match mu tëti ak suñu Lions yi xam naa ni ça ce sera quelque chose de très apprécié mu tëti en Afrique et particulièrement au Sénégal en tant que manager général de l'Olympique de Marseille man de loolu laa la doon ñaan nga dimbali ñu pour peuple sénégalais bi nga xam ne ñu ngi dañuy gis l'OM à travers la télévision ak xale yi. ñu gis l'OM ñëw mën a jouer Sénégal ñëpp gis leen vraiment ñu bari loolu seen rêve la bokk dal kon nag mooy ñaari question yu pression bi ngay ressentir actuellement en tant que manager général ndax daan nga ko ressentir temps yi nga nekkee agent de joueur. Marseille Sénégal je pense que Marseille mooy c'est le seul club bu mag ci France fii bu ñëwul Sénégal parce que Saint-Étienne bu muy mag ñëw na fa Paris ñëw na fa Monaco ñëw na fa Nantes ñëw na fa defe naa club yu mag ki nekk France yëpp effectivement ñëw nañu Sénégal moom des Marseille bi ma ñëw évidemment loolu xam naa ko ci c'est vrai que aussi tey jii demu Marseille ci dëkk bu mu mënti dem pour football fa ci man la dépendre d'abord avant mu dépendre ci keneen mais problème bi mooy xalaatoon naa effectivement d'accord naa ci entraîneur pour yóbbu Marseille au mois de fin d'année quoi fin décembre début janvier pour mu dem football Sénégal le problème bi mooy bi ñu